asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la Ousmane Dramé le réveil des consciences. Yéen ñëpp maa ngi leen nuyu te di leen ziar comme ni ñu ko faral defee rek suñu waxtaan tudd le réveil des consciences. muy waxtaan waxu nit ki lu mooy fexe nu boppi ubbikoo ndax danoo bokk am yaakaar ne su boppi ubbikoo rek gor su nekk lépp looy def ci ak dal ak tey ak xam ak xàmmee ca nga koy def. une société bu ñu ko bokkee ñun ñëpp dañoo war a ànd déggoo bokk yoon wu ñu jëm bokk xaal bu ñu jëm bokk leen dañuy bañ. genn kumpa gi musiba la genn kumpa gi bu jàppee doomu aadama dana dem ba banque am xelam genn kumpa gi bu jàppee doomu aadama dana dem ba li mu war a service société bi du ko def genn kumpa gi bu jàppee doomu aadama dana dem ba waxuma la sonal boppam waaye dana sonal askan wi mu àndal. tey nag yàlla dogal na tey dañoo bëggoon a waxtaan ñu am fi gan gu am solo gan goo xam ne Sénégal yi ñëpp xam ngeen ko muy gan goo xam ne non seulement yàgg na ci réew mi muy gan goo xam ne dafa utile ci communauté européenne bi utile ci communauté américain yi utile ci africain yi muy nit koo xam ne sur le plan universel loxo ma ngi fépp ñu naan ko Ousmane Tounkara. Ousmane nit ku baax la yàgg na fi ak nun mës a jote ak kenn xamul nu ñuy jenge xamul nu ñuy parparloo fu mu kàddoom jibee dëgg képp la ko nit ñi séenoo tey Ousmane lañ fi am ñu ngi dajeek moom fii nag ci café bu bees bi nga xam ne les ambassades ñoo ko fi ubbi ci rue 127 bi 127 ak Linox. tey Ousmane côté bi ñu ko bëgg a laaj lii la kenn ku ne xam ne diggante ak Assane Diouf kenn ku ci nekk xam na ne ni économie mondiale bi tëddee nit ëpp ko ci xam-xam ndax ci lay liggéey ci la nekk ci la masane bu ñu ci jógee aussi daañu ko laaj ci le cas de Imam Ndaw aussi doon suñ mbokk doon suñ imam doon suñ wëllëre nekk victime Macky Sall téye ko ci kaso bi boobu ba nëgë ni te mi nit bu sell koo xam ne dënn bi lépp alxuraan la. tey Ousmane ñoo ngi lay dal fii ci le réveil des consciences Ousmane ñëwal nga nuyu mbooloo mi waxtaan wax leen seen bopp yaay kan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen jéggal ma dindi baxana bi ndax ñu xaw a gise tuuti man nag Ousmane Tounkara laa tudd fii laa dëkk ci New York comme ni ko sama mag ji waxee rek donc du ma ci teg nag lu bari donc defe naa lu bari liñ koy comme niñ koy wax ci àdduna bi rek am na lu bari lu ma ko bëggee xam ci man rek da ngay di google boo ma googlee rek daanaka information yi ci ëpp di nga ko am daal. donc vraiment kii di sama nit sama mag ju baax di sama wëllëre vraiment tey ñu daje fii ci les ambassades ñu fas yéene woon nag waxtaan ak askanu sénégalais bi ak àdduna bi yëpp nag. parce que Afrique yëpp ñoo bokk ndey ak baay donc day fa li ñuy def nii vraiment non seulement ci Sénégal mais bëgg nañu yee conscience su àdduna bi yëpp te muy sama mag muy nit koo xam ne lépp loo xam ne gis naa ko ci moom. bi mbir mi dalee ba léegi vraiment muy nit ku am xalaat yu baax te ñu xam ne que vraiment baax na ci suñu dëkk donc jërëjëf sëñ Ousmane. waaw Ousmane ma dellu si mënuñoo bañ a wax ci li nga xam ne moo xew Sénégal jëm ci Imam Ndaw yow yaa ngi Amérique maa ngi Amérique le terrorisme dafa nekk benn paragraphe ci mondialisation bi nga xam ne tubaab yi ñoo ko yett teg ko. muy une bataille psychologique une bataille guerre froide ba ci physique boo xam ne dañ koo teg pour ñi nga xam ne bu leen jaar leen fii ñu lànk nu am fu ñu leen di jaar bu leen awele ci yoon yi ñu lànk am na fu ñu leen di jaar loola ku ne xam na ko Sénégal dugg ci làmb joo xam ne ëpp na ko ndax kat Ousmane gis nga bërki démb képp américain bi jóg fii yor ak fetal tiim ab show boo xam ne nit ñuy bànneexu ak a fecc lañ mu yor métratin bi tiire lam fare kenn xamul lu mu toll ba nag am ñoo ay laago ci la ñu mëcc te déggo ba tey américain ni terroriste mais le tireur la ñuy wax lii xew aussi ci Saoud bi barki démb rek xale bu ndaw jël fetal dugg ci cooju américain yi rey fa juróom-benni nit làggal fa ay nit dem ba tey déggoo américain yi wax terroriste ma gis Assane deful dara reyul nit jëlul alal li jàmbur ma gis Imam Ndaw reyul nit jëlul alal li jàmbur Macky Sall la ñembe jóg taxaw di leen wooy terroriste ba di leen atte ma doon laaj cas boobu yow li ci sa xalaat ci cas Imam Ndaw waaw jërëjëf Ousmane comme ni ma ko doon waxee léegi yàlla dafa def defe naa comme niñ koy waxee ñun ñëpp am na lu ñu jot a xam lu tuuti ci suñu njiitu réew jàpp njiit mii jaral na ko lu ne jaral na koo teg lu ne ci deru nit jaral na koo accuser nit lu ne jaral na koo def nit lu ne ba looloo tax nag ñu war a yaakaar ne
li muy def moom xam na ko waaye àdduna bi kenn nelawul sama mbokk sénégalais yi comprendre leen ne que Imam Ndao bu nekkoon terroriste ni kon jox na ko waa dëkk bi déjà pour commencer mais li tax déjà nangu koo dugal ci dëkk bi daf ko leer ne que ñu mel ni Imam Ndao utile ñu pour américain xam nañu luy dëgg waaye pour nelawloo xelu nit ñi pour utile loo boppam mooy li jàmme daan def xam nga jàmme tolloon na jamono bi mu demee ba jaaxle bu kenn waxatul ci moom nee na day faj sidda bu dem mu ne day faj ay gaana lu ne da koy faj léegi moom ndafam ngi lu tax faju ko ndax fi mu ne nii jàmme jël nañ ko génnee nañ ko Gambie expulsé nañ ko dëkkam Macky Sall li ñuy wax rek ne doomu aadama di nga toll foo xam ne you holding on to your lifeline looloo ko dal fi mu ne dafa langaamu ci buum buy waaj a dagg te gëm leen ma bu ma leen ko waxee ndax gor bu ne nee nañu boo waxee boo ci dellusiwaatee nga dajeeg ay nit dañu leen la nga waxoon te dara amu ci gëm leen ma comme ni ma leen koy waxee ay fan yu néew la rek ñu ngi koy compter waaye Macky Sall defe naa bunt bi la gën a jege pale bi te moom nand na loolu fi mu ne te imam boobu muy jiiñ te ñun ñëpp ñu xam ko muy nit ku sell di nit ku baax ci suñu dëkk xam nañ ne lépp lu mu koy jiiñ dara du ci dëgg te dara du ci yoon xam nga nit bu ñuy wax dëgg nit da ngeen koy mën a jàkkaarloog moom ngeen wax ko dëgg waaye nit ngeen koy seetaan mu jël jàpp ci àll bi rek di sànku teg leen ay dof di leen wax ay waxu yu kenn xamul daanaka ci nit ñu yeew donc loolu tamit comprendre nañu fi mu koy defee waaye fi mu koy defee da ci dul am succès rek ndax loo gis injustice boo gis am na fin lii dana dem pour ay fan parce que Assane Diouf tey par exemple ma jox la kaa bi gën a néew bi ñu am exemple bu clair biñ ko accusé affaire terrorisme boobu mu ñu koy wax noonu bi américain FBI xoolee affaire Assane Diouf rek bi ñu xoolee affaire Assane Diouf rek dañu xam ne kii liñ koy accusé wala liñ koy jiiñ yenuwul benn maanaa lan la ñu def ñu ne ñoom raxas nañ ci seeni loxo ñu jël ko jox ko immigration biñ ko joxee immigration gouvernement bi xaw a paraxe yéexan gaawantu ay kayitam pour ñu delloo Assane Diouf Sénégal loolu rek a tax mu yegg Sénégal heure bi mais sinon leeroon na américains yi ne liñ ko accusé noonu du lu am bopp wala am genn parce que depuis àddina yi démb yéen a ma gën a xam li may wax kañ ngeen xam sénégalais di xaru ci ay affaire terroriste sénégalais kenn xamee ko yooyu Sénégal dëkku teraanga la ñun ay nit ñu baax rek lañu xamuñu dara lu bon duñu def lu bon xëy na nag yenn saa yi ñu dëng yoon wax loo xam ne du dul naka si noonu mais Sénégal depuis àddina yi démb xam nañ ne duñu nit ñuy dugg ci yenn affaires yi donc daal Sénégal sama mbokk yi li ci am importance mooy nañu xam ne que Imam Ndao moomu wala kooku di Assane Diouf lépp loo xam ne dañ leen koy accuser dara du ci yoon te ni ko mag ñi waxee rek fen amul dëkkuwaay. waaw nga dëgg wolof dafa ne aw fen day jëlu dëgg gont dab ko yàgg àdduna bi ci dëgg képp lay mujj ci dëgg lay mujj bu ngeen xoolee histoire du Sénégal ngeen dellu tuuti ci taarix ndax taarix dafa am solo soo gisee ñuy nettali histoire bu Badar taarix bee tax boo gisee ñuy nettali histoire de l'islam taarix dafa am solo boo dellu ci taarixu Sénégal da ngeen xam ne Sénégal fu tubaab bi masa dem ci àdduna rek Sénégal la ko fi yóbbu le Sénégal dafa mës a ànd ak français bi en complicité bu ngeen xoolee ci esclavage ba nëga ni bu ngeen xoolee ci néocolonialisme bi bu ngeen xoolee ci impérialisme bi su ngeen wañu ko xool aussi ci lii nga xam ne mooy indépendance yu bon di rôle bi Sénégal joué Sénégal toujours cette marionnette la boo xam ne moo ànd ak tubaab bi di liggéey lii ñu ji Imam Ndao kenn ku ci ne xam ne du dëgg jéeñoo nañ ko fi Sëñ Tuubaa jéeñoo nañ ko fi Alaaji ma ku baax ku ne jéeñoo na ko fi am na kilifa yoo xam ne seen bakkan ci loxoy français yi la des kon français yi noppi gu ñoo bàyyi Sénégal te duñ ko bàyyi te mu leen xamal ne buñ ko négligé France jekku nañu Imam Ndao nag noo ngi ñaan yàlla di ñaanal Assane Diouf di ñaan jàmm xam na ne jàmm rek ci mujj ma bëggoon a del seen tuuti ci point boo xam dafa am solo ndax moo waral lépp tubaab bi daanaka moo indi colonialisation moo indi esclavage moo indi le néocolonialisme moo indi l'impérialisme les nouvelles indépendances moo indi la mondialisation une mondialisation boo xam ne mooy crime bi nga xam ne complicité bi nga xam ne humanité bi musu koo confondre muy problème bu graaw boo xam ne africains yi musuñoo gis lu mel noonu ma doon laaj yow mag bu fekkee ne war naa jóg bokk ci dara ndax ban koy sos waroon na caa dugali kàddu ndax mondialisation bi ñu koy sos ak di ko bind ak di ko teg alxuraan demu ci xalaati Sëñ Tuubaa demu ci xalaat ci Cheikh Anta Diop demu ci xalaat pan africain si demu ci
quelques tubaab ay club français ay club yi tubaab ñoo dajaloo créé ko jébbal ko état yi accepté ko ba ko imposer africain yi ma la ci doon laaj ci sa xalaat yow ci mondialisation bi nga xam ci leen jëm. xam nga déjà pour commencer dinaa la laalal benn affaire bu tuuti boo xam ne defe naa histoire la ci Afrique boo xam ne ñëpp tey ku ko xam balaa may yegg ci mondialisation bi dinaa ci yegg léegi balaa ma ci yegg ma won la naïveté nit ku ñuul àdduna Afrique la sosoo dem na ba ñu ëppoon xaalis ci àdduna bi xaw ma ndax xam nga li may expliquer Kanka Moussa déjà c'était l'homme le plus riche du monde Mansa Moussa c'était l'homme le plus riche du monde mu pare jarbaatam di Kanka Moussa mu nekk keneen koo xam ne l'homme le plus riche du monde boo comparé richesse boobu ak li tubaab di wooyee richesse daanaka li ñuy wax la rek weccit ak billet noonu la toll donc distance bi énormément ni mu énorme is limitless ni ko daanaka ni ko anglais di waxee donc loolu bu ñu dalee ñu jóge ci loolu nga jóge ci ki gën a tekki ba ñëw wàccee sa bopp ne yow da ngay toppee loolu moo lay won déjà naïveté bi ma lay wax ci nit ku ñuul naka la nit di mën a ne dañ lay mondialiser te fekk yow mi nga xam ne yow yaa leen gënoon yow ñi nga xam ne yow yaa leen gënoon jóge waay yow yaa leen gën jëmiñ yow naka dañ la ciy bañ a boolee loolu nu mënee nekk te dëgguma la tubaab bi 8000 ans amu ko ci kaw suuf non te ñun yàlla juróomi xeet doomu aadama defar yëpp Afrique la leen defaree loolu mooy li may wax léegi adduna Afrique la sosoo ba loo gis tey muy avancement loo gis muy technologie loo gis tey muy faj lépp ci africains yi lañ ko jëlee loo gis lépp tamit muy yàq ci ñun lañ ko jëlee mais lan li am ci ñun li ñu sonal déjà mooy bañ a booloo xam nga nit ku ñuul dafa naïf li ma lay wax toujours mooy boo gisee dëgg nit ñu mel ni yow tey ñuy jël dëgg di leen ko partager ñu teg la yow dof dañuy ne kooku de bu ko lijjanti mais bu doon tubaab lu ñuy def bu doon tubaab mooy wax nii tey dañ koy wër ñëpp bëgg a xam li muy wax lan la complexe la ñu am. xanaa seetloo lenn ñii dee ci géej gi. waaw te bu ay tubaabay dee Sénégal la fay jëkk. dëgg la Sénégal la fay jëkk ak africain yi. mooy Charlie Hebdo bi mu dee faatoo. mooy dëgg. Macky Sall nga fi ni jooy di jàppalante ay loxo. ne je suis Charles Hebdo di jooy métti. boo nekkee Charlie Hebdo. te yow nga ñuy créer ay Charlie Hebdo suñu biir dëkk ñun loolu la ñu mënul comprendre. yow nooy xoolee ngay dem ci dëkku nasaraan xam nga kon lim ñuy wax rek mooy ci la ñuy dellusiwaat mooy Macky Sall xam na li ko arrangé. li ko arrangé mooy pour mu ñuy gëlëmloo fi mu ne nii comme loolu li ma la wax boo mënul jàpp ci sa peuple di nga jàppi peuple jàmbur xam nga fi mu ne nii moom tubaab yee ànd ndax xam na ne comme ñun ci suñu dëkk kóllëre gi nga xam ne moom lañ ko dénkoon defu ko ni mu waree donc waa dëkkam yépp fi mu ne nii am na xeebeel digganteem ak ñoom donc fan la yaakaar ne lay langaamu fi mu ne mooy ci tubaab yi. xam doguma la aussi xam nga tubaab yi. waaw dañoo dem a dem ba mënatuñoo dem. voilà wolof dafa ne. ndox fam jaaroon dara mënu ko fàttee jaar. doomu aadama ndox la. tubaab ci nun la jóge bu loolu nun tubaab du am. moo tax tubaab fu mu jaar ñibbisi. ñibbisi boobu mu ñibbisi nag te nga xam ne survivre na 8000 ans ci ab sedd 8000 ans yoo xam ne sonn na coono boo xam ne ay pexe moo tax tubaab bari pexe. yenn coono gi bu la dalul doo mën a am pexe tubaab mën naa kottu garab fanaan ci ba bët set yow mënoo ko ndax tubaab yi dama ne foog ñu dellu si comme nag foog ñu dellu si te daal ñuy dellu si te yàlla dogal na bi leen juree bàyyi leen Europe dañ leen a abandonné yàlla dogal ñu toog a créer seen làkku bopp créer seen mani bopp ba dir si war ci noonu comme nag alal ak i koom-koom lañ sukkandiku ñoom defe ne mooy seen àdduna biñ dikkee fekk su ko Afrique amatul soxla ci noonu seen bët ak seen xel ak seen lépp ci alal jooju Afrique nekk moom ci la ne moo tax mu war a seet nag nun nu ñuy def ndax kat France mi ngi lab te kuy lab boo nee ba jàpp fa nga jàpp dagg rek kay tax nga ba ko te kon France bis bu libéré africains yi dootu añ dootu reer dana am problème barki dem rek dem naa ci seen finance dem xool seen statistique seet France léegi économie finance baa ngi jóg économie bi ni muy jógee mooy dafa sukkandiku ci ñett ñii alal ji nga xam ne moom la Afrique am te tubaab bi xam ne dina ko jël beneen ba ca des mooy contrat yi nga xam ne signé na ko ba pare Total signé ko partout en Afrique beneen bi ca des mooy alal ji nga xam ne ñu ngi koy récupérer ci CFA bi
ci politique monétaire africain yi yooyu bi ñu ko évaluer dafa lancé waat Macron économie gën di naaw mais ci boo demee ci biir suuf si mën ngaa gas 200 kilomètres doo fekk 1 kilo përëm France amuñu dara amuñu luñ lekk amuñu luñ naan dama ne seen lépp ci noonu lañ ko yaakaar ku mel noonu nag dama ne boo jàppee fi nga jàpp dagg rek kay tax nga ba ko ñun ñii kay ñoo war a seet fu ñuy jaar te nangu ne am nañ defet mbër bu daanoo day nangu ne daanu na ndax 1957 ba nëgë ni noog ñoom te tey usine bi defar lañ seet amuñu ko 1957 ba nëgë ni ñoom or bi ñu fi amoon jël nañ ko jël jamaa bi wañaar son loxo nangu suñ pétrole dama ne 1957 ba nëgë ni aspirine boo naan tubaab bi la ko jox 1950 ba nëgë ni wolof bi nga ne ma saw làkk mënoo fexe ba encadré ko élèves yi mën koo jàng làkk tubaab nga yor dama ne duma yi tubaab bi duma kañ ko nangu te seet beneen bunt ak beneen pexe ba lii ñu daloon ba noo dalati ndax àdduna bi jógaat tubaab bi fi mat dagg rek tax mu bàyyi kenn ku ne xam na ko kon yéen ñi nga xam ne ay cadre ngeen yéen ñi nga xam ne ay industriels ngeen yéen ñi nga xam ne ay chercheurs ngeen yéen ñi nga xam ne ay africains wala les amis de l'Afrique dama ne jóg jot na ak yeneen i pexe yoo xam ne dama ne suñ doom yi di ñëw ak génération bi li ko fekk fi dara si Ousmane léegi ma la doon laaj yow noo gisee unité africaine parce que ñëpp nee nañ Cheikh Anta Diop ci boppam nee na aucun pays africain ne peut se développer sans l'autre amul menn réewum africain mu mën a dem bàyyi morom ja Ablaye Wade aussi wax na ko sur son projet Oméga le plan NEPAD kenn waxatu ko parce que France yi ak Europe yi dañuy jóg ñoom pour transformer Afrique ci seen moomeelu bopp waaw seen moom yow loolu doon digal chef d'état africain yi ak lu sa xalaat ci unité africaine. xam nga déjà jërëjëf encore Ousmane mooy comme ni ma ko doon waxee léegi ma ne la premier problème bi ñu am ñun ci àdduna mooy déjà dajaloo mooy ñaari nit yu dajee ñetteel bu ñëwee c'est pour xool nu mu taqalee ñaar yi nga xam ne ñoo juboo woon déjà parce que mentalité boobu la ñu def ci ñun dañu dem ba mujj gi ñu ñuy def ay scission l'un contre l'autre tubaab loolu mooy liggéeyam parce que tubaab bu la jëlee déjà jël la def benn affiche bi ci moom da ngay jël comme exemple ay nit ñu baax yi ñu amoon ci Afrique tey yëpp lu ñuy def première des choses mooy dañuy xool nuñ la taqalee am luñ la jiiñ jël benn der bu bon teg ko ci yow. mooy baatu terroriste boobu mooy baatu terroriste bi ñuy wax. ba ëllëg ak si biir yow boo bëggoon toog dem wax ak beneen nitu Afrique da lay daw. parce que day xalaat ne yow mii de ku la jege poson nga. di nga ko yóbbaale moom di nga ko labaale. xam nga nit kuy lab. nga bëgg moo ñëw jàppandiku ci ku mënul fay. xam nga doo ko xëcc. loolu mooy suñu problème ñun déjà Afrique. defe naa d'abord pour commencer il faut ñu wóolu wante si suñu biir. xam ne que xam-xam suñu dëkk la cosaanoo xam ne borom xam-xam yi bari nañu ci suñu dëkk bi bari boo xam ne ku leen déglu dinañ la yóbbu chef d'état africain yi day déjà pour commencer dañuy bàyyi teg seen kóllëre yëpp ci tubaab comme ni nga koy waxee tubaab day wor boo xoolee déjà exemple yu ndaw yu ma la mën a jox ban dëkku tubaab nga mën a dem nga ne dëkk beneen dëkk moo fa ñëw investir fa ci tali comme ni nga koy gisee Sénégal déjà loolu moo lay wan ne que cuune nga ci liggéey parce que tali dëkk waruloo nangu kenn ñëw di ko investir di la ko defaral di fayee ko say tool parce que loolu mooy économie bu gën a gaaw a may xaalis dëkk bu nit bëggee ñëw investir ci sa dëkk ne day liggéey ak yow ay société la fa war a indi comme ni nga ko waxee société lam set sax amul Sénégal tey lan la ñu war a indi bu la nit bëggee dimbali boo demee tey ay Bangladesh wala ay Pakistan wala yooyu boo ñëwee ci dëkk yooyu anglais yi bu ñu fa bëggee imposer dara xam nga lu ñu leen di wax ñun ay factory lañ fi soxla boo demee dëkk yu ndaw yu mel ni ay Bangladesh ay factory defar jiina nga fa ay factory ñu defaree ay oto ay pièces oto nga fa ay factory yoo xam ne dañuy def télécommunication nga fa donc yooyu yëpp am na ci ay Inde ay Pakistan ay Bangladesh léegi lan moo war a tax nga yaakaar ne ñun Afrique ci pays yu développé yu mel ni Sénégal tey ci dëkk yu raw ci Afrique la war a bokk donc nga defee ne sociétés yi bëggu ñoo investir Sénégal sociétés yi bëgg nañ faa investir waaye suñu président ak jubadi ak déjà xaalisu sénégalais ni ñu ko bëgg a doxalee moo tax du ñu bëgg yenn sociétés yi ñëw fa sax toog parce que bu boobaa comptabilité day am ci dëkk bi xam nga déjà ma jox la exemple bu ndaw bugguma comme man la plupart des temps bu may wax du ma dugg ci ay tour wala ay détails fekke naa njote sénégalais boo xam ne tey kilifa sénégalais ñëw sénégalais yëpp nekk fa nga war a fay hôtel wala nga war a fay dara mu dugal loxoom ci poche am génnee cash di fay yaakaar nga àdduna warul dépasser niveau boobu
yaakaar nga lu toll ni gouvernement warul am ak comptabilité boo xam ne tey nit ñi bu ñu toogee nga war a dem fenn di fay da ngay génnee carte nga teg ko sur la table ñu fay parce que carte boobu dina am ay récolte xam nga lu ma la wax kenn ku ne nga am carte boo xam ne dañ koy utiliser tout simplement pour gouvernement mais déjà comme li ma la wax Afrique sous-développé wul mentalité président yi tamit tëjuwul de xam nañu li ñuy def lan la ndaje mi li tax ñu koy bañ parce que day dindi affaire u sàcc waaye yàgg dina deñ parce que loolu rek mooy mën a tax Afrique jëm kanam. waaye am na point boo xam ne dem mënuma cee bañ a wax ak yow. waaw c'est-à-dire comme nous sommes ay immigré lañ. man ci campagne bi. je l'ai dit franchement au président Macky Sall. xamal ko ne ko. les députés de la diaspora soxlawuñ ko. amul njariñ kenn investir ci xale yi nga xam ne ñi ngi bëgg a génn ak ñi nga xam ne ñi ngi dee ci ndox mi ak dee ci géej gi. les députés de la diaspora amul njariñ ma xool ne ñoom bañ leen nommé ba nëgëni amul benn réunion wala benn daje boo xam ne daje nañ ko immigré waxtaan ak ñoom. bañ leen falee ba nëgëni kenn ku ci nekk sa bon essence sa 4x4 ak sa salaire moo la intéressé. ba leen falee ba nëgëni amul benn rassemblement boo xam ne wala kàddu gu jóg ci député de la diaspora jëmee ci noonu les députés de la diaspora mu nekk bon loo xam ne amoon naa yaakaar ne nun Modou yi waruñu ko woon a nangu li ñu waroon a nangu koy mooy Sénégal yi nga xam ne ñi ngi daw di génn réew mi di daw di ñëw ci nun di dee ci géej gi di sonn tan yi di leen lekk ñuy faatoo ko def yëf ñooñu laa yàq ñoo la état bi jël taxawu leen waaye député de la diaspora kat ma sell Tunkara ñi nga xam ne ñoo ko fi nekk gisoo ci ab liggéeykat ay màggati Modou lañ yoo xam ne bëgg ñoo retraité dem Sénégal toog fa politiciens yi favoriser leen niinal seen gémmiñ te kat dëkk bii nga xam ne étudiants yi bari nañ xale yi ñi ngi jàng ñi def seen i master ñi def seen i doctorat ñi def seen i PhD muy ay xale yoo xam ne dama ne nañ xoolaat suñu bopp les députés de la diaspora ndax am na njariñ yow ak yow mii nga xam ne kilifa nga ci dëkk bi yow mi nga xam ne dëkk bi lu fexe war nga koo mën a xam ndax kenn ci ñoom dikk na jéem laa jox compte rendu wala mu jéem a dajale Sénégal wax leen dara dudul de nga man lañ fal maay député bi jeex na loolu loo xam ci ñooñu député de dooguma la sax jërëjëf merci te question boobu nekk na question boo xam ne vraiment question bi ma gën a intéressé question yi la parce que ba li ñuy def nii tey ba ma dalee jóg liggéey ba léegi ba ne leen lenn li ma gën a ñor ci àdduna commencé déjà ci disons suñu association sénégalais à New York xam nga tudd tur neex na association mais association ban njariñ exactement nga gis mu am ci dëkk bi zéro ñu dem tegaliñ ci beneen problème yokkal ñu député de la diaspora ban njariñ la député de la diaspora am xamuñu sax fu nit ñi toogee ci dëkk bi musuñu wax ak sénégalais musuñu dem ci ndaje sénégalais musuñu liggéey ci loo xam ne day njariñ sénégalais musuñu def dara loo xam ne day avancé loo sénégalais jëm fenn defe naa comme liñ ko mën a waxee rek mooy ba léegi mooy ma dellusiwaat fi ma newoon suñu président ngi wut nu mu gën a dëgëralee tànkam pour toog office muy wut yeneen nit donc mu jéem a dajale diaspora bi tamit pour ñu nekk ci ginnaawam loolu rek lay lijjanti mais moom moo la gën a xam ne député de la diaspora amul benn njariñ ndegam ministre des affaires étrangères la ñu gisul mu amal ñu njariñ député de diaspora ban njariñ la ñuy amal waaw tamit dëgg gu wér les députés de la diaspora nekk na loo xam ne yéen ñi ci àll bi diaspora te sax député de la diaspora da nga mosul wax ak ñun xam nga boo ne diaspora sax nit noir américain sax ñu bokk voilà da nga naan les députés des Sénégalais de l'extérieur amaluñu benn njariñ les députés des Sénégalais de l'extérieur waaye député de la diaspora sax amul njariñ dafa mel ni comme rek li naan la république du Sénégal du bi min quelque chose ñun amuñu indépendance mosu ñoom indépendance xamuñu sax luy ba léegi amuñu waaw français yi ñoo moom Sénégal armée nationale du Sénégal armée française la waaw tey bu guerre amoon Mali France ci xeex ak Mali armée sénégalaise day contre Mali xeex ak moom mais mooy dëgg moo tax coup d'état du am mukk Sénégal du am mukk Sénégal élection yi dikkit mënuma la ci bañ a laaj pour man personnellement gëwma ay élection since 1944 maa ngi dund depuis 54 maa ngi dund 57 élection tàmbalee am Sénégal ba nëgë ni ba heure bii man day gouvernement jëriñu gu ma dara politiciens yi gisagu mu jëriñ ma dara gis naa Sénégal ëpp alal ci àdduna torox yàlla dogal mu ci les 19 pays les plus pauvres et les plus endettés du monde kon li ma dese ci àdduna dund naa 64 ans dina kon li ma dese ci àdduna di xaar Moustapha Niasse wala may xaar Tanor wala may xaar keneen doo ay teggin ci man dama ne gëmatuma ay élection man personnellement li ma gëm daal mooy la France a mené une révolte à la Bastille ba jot boppam
américains ils ont mené une révolte ba gis seen bopp. esclaves yi nekkoon dañu mené une révolte gis seen bopp. Iran dañu mené une révolte gis seen bopp. Kadhafi dafa mené une révolution ba téye boppam. ma doon laaj la révolution du Sénégal une révolution nga xam ne benn goutte de sang du sotti ko lu dul une révolution intellectuelle une révolution scientifique une révolution boo xam ne ay doomu Sénégal yi ñuy jóg yëkkati seen kuur yi Baye Fall laaj seenum réew. Baye Fall yàgg naa gàddu kuur te du ci dóoru ci kenn. boo déggee asani kuur yi na kuur yi génn. waxul da nga jëli kuur yi dóor. kenn dóorul kenn. ab symbole la. la liberté du Baye Fall kuur boobu mu gàddu di ko dox. signe boobu la man noonu nag kuur yi na génn man moo ma gënal carte yi. mais ñëpp génn ci bitti mener une révolution dàq politiciens yi. nanguwaat réew mi jox ko askan wi tëj réew mi lu man ñaari at ñett ñu waxtaan ci suñu biir concertation nationale trouvé yoon woo xam ne am naa yaakaar na bu ñu ca jaaree Sénégal dem waaye tant que ñu ngi defi élection France moo ñu tànnal président de la République man lay yow li sa problème li sa affaire ci élection yi ma del siwaat ci waxtaan bi nga ma waxtaanal nii mu nekk waxtaan bu am solo am na kilifa gu ma mës a waxal benn borom xam-xam mu ne ma doom ma ne ko waaw mu ne bëgg naa la may dara loo xam ne di nga ko jëfandikoo ma ñëw ma toog mu ne ma man mii ngay gis ma ne ko waaw mu ne ma musuma politique ci àddina ma ne ko waaw mu ne man mii ngay gis mu ne ma musuma bokk ci benn genre gouvernement ci àddina ma ne ko waaw mu ne ma est-ce que xam nga loolu lan moo ko waral ma ne ko déedéet mu ne ma ñaar te kii kilifa jullit la te man jullit laa ci dëkku jullit laa jógee pour commencer mu ne ma parce que te barki démb sax ci kiiwu imam bi maa ngi koy déglu mu ne ma attekat ñett ci am mu ne li tax njiit grave mu ne ma am na njiit bi jubadi am na njiit boo xam ne ci ñaari côté yëpp la far mooy paaka ñaari boor am njiit koo xam ne benn côté rek la far ci dëgg mu ne kii far ci dëgg rek mooy dem àjjana ci ñetti njiit yi mu ne ma te njiitu àdduna yi tey amu ci benn donc déjà Sénégal pour commencer defe naa li ci important te nga wax ko mooy ñu xam suñu dëgg ban côté la féete d'abord waruñoo nangu benn nit décider suñu destin mais pour man xëy na comme ni nga koy waxee xalaat bi benn la mais solution bi mën naa différent gëm naa ne que élection yi demeewul naka noonu gëm naa ne que élection yi mën naa gën a jub nii mais gëm naa aussi ne que démolir ko recommencer waat à zéro daf ñuy gën a yóbbu ginnaaw mais defe naa jubbanti war na ci déjà jubbanti man li ma ko mën a tuddee mooy déjà changer suñu manière nu ñuy voter am affaire yoo xam ne dinañ ko ci changer parce que déjà boo xoolee comme problème carte d'identité yi bi nit ñi di jooy tey nit ñi mënuñoo voter Sénégal déjà parce que Macky Sall jël na suñuy carte d'identité ñun ñëpp jàpp ñi nga xam ne ñoo koy voter rek la libérer seeni carte d'identité xam nga lu ma la wax donc yu mel noonu bu amee dafa important en tant que ay jeunes ci diaspora bi ñu taxaw xool ban yoon la ñu mën a jaar ba jubbanti suñuy élection quant à comme ni ma la wax loolu du tere bu fekkee nanguñ ñu may droit boobu gisoon nañu li fi xew Égypte ñun ñëpp ñu génn taxaw ci yoon ne duñu ko may benn bunt boo xam ne daf ciy doxalee nu dul naka noonu bi Ablaye Wade amee menace boobu dem na loolu waxuma sax nekk dafa gagné wala da gagnéwul wala li mu def dafay yoon wala du yoon mais révolution saa bu jógee ci dëkk rek dëgg dinañ ko wax parce que boo gisee Macky Sall tey ñeme li nga xam ne moom la ñuy def ci suñu dëkk bi wala di ñu wax loo di ñu def lu dul naka noonu c'est parce que dafa xam ne que réew mi ñoo dajaloowul mais tey ñun ñëpp ñu nekk ay opposition ñëpp képp koo xam ne da nga nekk opposition boo dajaloo woon ñun ñëpp ñu taxaw ñu wax même dëgg bi ñun ñëpp ñu taxaw ñu xeex même xeex bi du am lu dul taxaw dégluñu mais boo gisee tey loolu yëpp mën a ñàkk c'est parce que dañu organiser wul rek tout simplement mais yaakaar naa ne am na noo xam ne mënoon nañ ko def dinañu gën a mën a dajaloo gën a mën a liggéey ensemble en tant que sénégalais ba fexe changer injustice bi nga xam ne moom la ñu am suñu dëkk comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne tey ñooñu waratuñu nekk ci gouvernement sax ay nit ñu am 80 ans ak ay 85 ans ba léegi yow yaa ngi wut pouvoir ba fan ba kañ. doguma la foofu à Washington nee naa le président Macky Sall mu taxaw ma ne ko xale day ànd ak i rakam ak i magam gone buy liggéey du ànd ak moromi baayam ndax booy liggéey ànd ak sa moromi baay da ngeen dem foo xam ne benn siisa it am doo ba nangoo toog sa baay di taxaw nee naa ko màggat ñi nga ànd ak bàyyi leen ñu dem nga seete ay Barthélemy Diaz
woo ñoom Ousmane Sonko woo sa morom yooyu ngeen fi ngeen di jaar ba defar la Sénégal nit buy liggéey na ànd ak ay moroom yi rakkam wala mu ànd ak ay magam te bàyyi ay baayam ñu toog ca kër ga loolu yi waxoon naa ko Macky Sall dama lay delloo xamal na la cette révolte bi nga xam ne moom la Sénégal di def nekkul ne révolte la boo xam ne comme ni ko gaa ñi fooge c'est du sang deret amu ci yoon déedéet la ca nekk ca mooy politique yi nekk Sénégal du ay politique nit buy dugg ci oto ba muy dugg war naa xam fu mu jëm waaye doo tamit dugg ci oto le libéralisme ab oto jàmbur la le capitalisme système bu jàmbur la le communisme système bu jàmbur la démocratie ñun dañ koo am ndax sa maam dafa amoon ab ëtt sa maam balaa ñëw ci ëtt bi dana yëglu ci néeg bi woote ci néeg bi ñu waxtaan woote ci rox ko kër gi wala néew wana yu ñu waxtaan bu neemee ba dara mënta sotti ñu dem ci ëtt bi bu toog ci ëtt bi dara mënta sotti ñu woo dëkkandoo yi di ko wax bu dëkkandoo ki jàpp ci dara sottiwul sax amaa ñu woo dëkkandoo yi daa ñëw bokk yi teg ci dëkkandoo yi bu dara mënta sotti nag ci la ñuy dem ci pénc ma kon amul lenn loo xam ne war nañ koo mën a jàng mu jëm ci démocratie mu jóge ci tubaab bi dëgg la ab xar ba ko sama am di yett bokk a tax ab booli ba ko sama am di yàq bokk a tax kon bopp le socialisme liñ ci xam tubaab yi xamuñu ko problème bi lii la tubaab bi dikk ñuy imposer système yoo xam ne pour njariñal boppam la te ñun xam nañ ne suñu njëriñ newu ci ndax kat lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii yoo xam ne newuñ ci jàmm ñëw te kat ma di la xamal ne Sénégal mës na ci jàmm ba tubaab bi dugg see ci ñun ba léegi newuñ ci jàmm xanaa doone jamono yi rey suñ buri jàmm la xanaa doone bi ñu yóbbu sëñ Tuubaa ak jàpp ñoom Alaaji Maalik di leen téye jàmm la xanaa doone colonisation jàmm la xanaa doone indépendance yu bon yi jàmm la xanaa doone impérialisme jàmm la xanaa doone néocolonialisme jàmm la dama ne Sénégal musta xam jàmm musta dund ci jàmm doon it géej gi tubaab yi napp di yóbbu suñu jën yi jàmm la doone pétrole bi tubaab yi jël di yóbbu jàmm la phosphate bi tubaab yi jël yóbbu jàmm la ah suñ tali yi nga xam ne ñoo ko tali suñu bopp di encaissé suñu poste tubaab bi indi ko fa du jàmm ah yow tubaab bi ñëw ne la li ngay jur bari na Macron nee na les Africains produisent beaucoup d'enfants seen njur mi laa ba ngeen wàññi ko ba pare Sénégal woo Macron ne ko dafaa bëgg di may jaay ndox kooku du posé na waa dëkk bi muy dëgg loolooy dëgg de li nga wax kooku du posé na waa dëkk bi effectivement Macron ne li ngeen di jur bari na wàññi leen seen njur mi effectivement ba pare Sénégal tey war naa dem bay jënd ay ndox Macky ne kaay dama jaay Sénégal war naa jënd ay ndox danaa la wax benn secret waa China dañoo intoxication ndox waa China yaakaar ne bu nee fii ca kanam dootuñu am ndox mu baax mun naan français yi am na fa contrat yoo xam ne ay bitéeli ndox lañ leen di jaay ay ndox mu contrat ndox ba mu am China rek xamul lu mu toll te la ci ëpp nag ci Lac de Guiers yi lañ koy pompé Afrique lañ koy pompé ci lañ koy pompé jaay ko chinois yi moo tax may réer waaw te aussi ndox ci ñun la bàyyeekoo emballage yi sax war nañ ko xool ndax léegi dañ ne la ñi def chimistrie xam nañ ko boo jëlee aluminium nga def ci ndox mu am citron bu tegee ci naaj bi citron boobu bu maasee aluminium bi day dem ba contaminer ndox mi day dem ba ndox mi am plomb ndox moom ëpp naa naan tubaab bi kaan yi nga xam ne ci la ñuy def ndox yi canette yooyu boisson bu ci am limon bu di tegee diir bu yàgg rek aluminium bi dana ko contaminer te luñ loolu lépp xamuñu ko dañuy jël di naan rek bizarrement xam nga bu dul dara am na loo wax léegi lu important xam nga mais boo xoolee déjà processed food même ci dëkku tubaab li bari li ñuy jël ni di ko processé di ñu ko yónnee ñun Afrique li ñu bëggul la ñoom li ñu bëggatul ñoom comme seen desit li nga xam ne daanaka ñoom amuñ ci benn njariñ moom la ñuy yónnee africain yi ba barki Dembo Njaay nga baal ma dinaa wax lii ci waxtaan suñu jaaykatu yàpp bi New York fii ñu naan ko laasana keroog maa ngi dajeeg moom ci benn ndaje fii bu sénégalais yi amoon dama demoon dañ kumpa di seetaan li ñuy def foofu mu am histoire bu mu doon wax ne moom da doon liggéeyal benn compagnie yàpp léegi li ko naqari ba mu commencé jaay yàpp mooy patron am da daan jënd desitu yàpp yi des vendredi yëpp
yooyu lay jaay africain yi li ñuy jaay lundi mardi mercredi loolu dafa nekk yàpp boo xam ne bu baax la boobu tubaab yi lañ koy jaay borom maanaay léegi ñu tànn ñun nit ñu ñuul ñi yàpp bi nga xam ne moom la ñuy desal vendredi daanaka moom lañ doon jaay donc yooyu rek yooyu yëpp ci ay exemple yu ndaw la yoo xam ne rek dañ koy gis tubaab di ñu ko def ñun ba pare donc nit ku la mën a yéenee dee nit koo xam ne yow sa dund njariñu ko dara nit koo xam ne yow sa dund da koy menacé kooku naka la lay mën a defalee jàmm. waaw te ba dinaa xamal leen xam nga tubaab bi bi mu ñëwee ci noonu pour man noonu ndax dafa ne tout ce qui se ressemble s'assemble sa maam woo la waaye déglu woo ko ndax ñun yàgguñu déglu suñu maam de sa maam dafa ne la tout ce qui se ressemble s'assemble amul. sa maam dafa ne yu bokk ñooy booloo te nous avons rien de commun avec l'homme blanc booy xool fi ñu yàlla wàcc bokkul orientation géographique bi bokkul fi ñu yàlla wàcc bokkul li ñuy lekk bokkul der bi bokkul kanam gi nuróowul diine ji bokkul fi végétation yi bokkul climat yi bokkul fee day taw glace Sénégal tàng jër booy xool aussi ngëm yi ak culture bi amul lenn loo xam ne bokk nañ ko ba ci philosophie kon war lu gàtt xam-xam war nañoo xam ne waruñu bokk genn garab waruñu consommer benn garab damay dëggal ne tubaab bi li xam ni moom luy indil luñ ciy jariñ wala lu ciy baax man Ousmane Dramé gëwuma ko moo tax ñu war a jóg nag suñu bopp seet fu ñuy jaar ba mën a trouver une solution tant que ñi nga ànd ak tubaab bi te y a la démographie africaine qui est en train de se développer ñun rek ñoo fi am un peuple jeune en 2050 un quart des populations du monde un quart bi ay africains la ñuy doon te ñun ñii ñoo leen war a dalal ñoo leen war a teete ñoo leen war a jàngal ñoo leen war a yoon wi te ba tey fii ñu taxaw ñoom bu ñu dikkee lañ seet bu ñu wotoo dama ne mënuñu koo defar donc y a une inquiétude boo xam ne du ma accuser kenn nag parce que tubaab bi jekku nañu te nit yàgg naa bëri ñu daan ko bëri nañu ak tubaab bi duma nañ ko nangu waaye cette fois-ci buñ kenn duma c'est-à-dire les cadres les intellectuels les oulémas ak kilifa yi diine yi nañ jóg ci seen bopp ndax kat am na génération yu dikk fi juróomi téeméeri at ay na génération yu dikk yoo xam ne dama ne buñ dikkee war na fi fekk dara donte usine boo xam ne sax daan defar butéelum ndox ñoo ñu mën koo naan war nañ ko fay mën a fekk waaw kon baax na ci voilà donc comme niñ ko doon waxee maa ngi encore remercier la ci ndaje bi tey te di remercier sénégalais yi yëpp ak mbokk àdduna bi yëpp foo leen mën a nekk di ñu déglu ñu ngi leen di remercier très bien donc encore comme niñ koy waxee rek ba prochaine fois incha allah merci encore pour tous ok kon gars yi ñemelu fi beneen yoon ki Ousmane Tounkara beneen yoon nag par place bi xat ni fi ab liggéey lañ nekk dañoo dajee rek daje bu gaaw la prochainement daañu toog gën a waxtaan mu gën a leer ci ñëpp ka Assane Diouf aussi daañu ko développé mu gën a leer lii xew ci mondialisation lépp doon ay nax ak i wor ak i wuruj nit ñi xam ko kenn ku nekk préparé ndax kat ku la tiim ak bomb war ngaa mën a am pax moo xam ne sax war nga caa mën a làqu loolu moo waral nu war di toog di waxtaan kenn ku nekk am nga loo xam nun xamuñu dara da ngeen am lu ngeen xam nu am lu ñu xam buñ boolee lu ñu xam kenn ku ne la nga xam ba indi ko dama ne daañoo ndab loo xam ne buñ ci yekkee daañu mën a bokk lekk loolu moo waral waxtaan waaye xëccu ne dañoo xam xëccu ne dañoo xam lépp nuy ñaan jàmm nag ndax Sénégal jàmm képp fa mën a am waaw man mi nag gëw mooy élection waaw ndax li ma dese dama ne ku judd 54 ak léegi ñaata at la fekke fi depuis 57 ay élection di am ba heure bii gisuma dara wañ ko di yaakaar Moustapha Niasse wala Tanor dama duma ko def gëmbatuma élection man waaw yéen nag man ngeen gëm lu leen neex waaw waaye man mi sama bopp li ma gëm daal mooy na Sénégal yi génn laaj réew mi parce que jot na Sénégal yi jóg réclamer la république ñu jël état bi jox ko xale yi 82% de la jeunesse des Sénégalais amuñu 25 ans ak seen i ndey amuñu 50 ans xale yi ak seen i ndey ñoo moom réew mi mag ñi nañ ci génn ngir réew mi jébbal ko xale yi toog def benn concertation ñu jàppale leen pour samp benn république boo xam ne dama ne kenn ku ne da nga ne ci jàmm kenn ku ne ko dëgg a dund kenn ku ne nga mën a jaamu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam jërëjëf encore merci beaucoup merci. xam naa ba beneen incha allah kon prêt pour la révolution des mentalités. Voilà. Prêt pour l'indépendance du Sénégal et de la refondation nationale. Prêt pour l'unité fédérale et révolution des États d'Afrique. Sëñ Tuubaa wàllu ñu jàngeen jëf peace and love.